Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Diourbel in Senegal, la mia città natale. È da qui che il venerato Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul faceva riferimento nelle sue scritti. Ramu masiri ila Diourbel lada lashashin law ayono shirama fi shehri ma ramu. Nel 1912 i colonizzatori francesi hanno disposto del mio trasferimento da Thiès Jolof a Diourbel, ma se avessero saputo il segreto di quella benedetta città non avrebbero mai deciso. Così aveva dichiarato Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul quando il colonizzatore aveva disposto del suo fermo da Thiès Jolof a Diourbel. Ragazzi, Diourbel è la città anche dove Sheikh Ahmadou Bamba ha vissuto per 15 anni con i suoi discepoli più famosi. Diourbel è la mia città natale, è da lì che vi saluto, vi ringrazio per sempre averci seguito. Oggi ragazzi cerchiamo a fare chiarezza sull'ultimo decreto aiuti varato al Consiglio dei Ministri il 2 maggio scorso, il decreto 75 del 2 maggio scorso. Oggi cerchiamo di chiarire tutto col bonus 200 euro con tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e i lavoratori anche autonomi. Avete visto che il 5 maggio scorso il governo col Consiglio dei Ministri ha allargato la platea dei beneficiari, quindi è stato esteso con altri beneficiari che possono anche avere diritto per chiedere il bonus 200 euro. Vi dirò anche di questo, ma parleremo anche del fondo perduto che è stato avviato del MIS. Il MIS è il Ministero dello Sviluppo Economico, dove gestisce Giancarlo Giorgetti. Parleremo anche del piano Iskro e per finire parleremo dei pagamenti RDC, assegno unico figli, integrato, NASPI e anche parleremo anche dei pagamenti che l'INPS ha avviato in queste settimane. Salaamaaleykum mbokk yi, ziar naa leen bu baax a baax. Man la seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr depuis Diourbel Njaareem. maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp fépp fu waay mën a nekk ak li ko wër ci biir Italie, di leen ñaanal yéen ñëpp jàmm, tawféex ak liggéey ak wér-gu-yaram. Alors tey nag dañuy ñëw vidéo bi gën koo leeralaatal mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga xamante ni bii li ñuy wax donc il decreto aiuti e investimenti gouvernement bi donc voté woon na ko ba mu am maggioranza ba génn, ba amoon ay mesures yu am njariñ yu ci gouvernement bi jël ci dimbale askan wi, donc comme ni mu ko daan defee. alors ci biir loolu xam ngeen ne décret boobu amoon na mesure bu intéressant bu ñu doon wooyee bonus 200 euros. Bonus 200 euros bi ñu ngi ko jagleeloon lavoratori e dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi, maanaam ñi nga xamante ni bi dañoo am contrat di liggéey moo xam secteur public la wala privé, ak pensionnato yi ñi nekk pensionné, ak ñi nga xamante ni bi dañuy def lavoro autonome. alors xam ngeen ne après bi décret bi génnee rek, donc le 5 bi passé, décret bi moo ngi génnoon le 2 mai, le 5 bi passé ñu indi ci ay modifications yu am solo gën koo yaatalaat ginnaaw bi nga xamante ne bi gouvernement bi toog na ñoom ñëpp waxtaan la maggioranza déggoo ci ne nañ ko yaatal ci catégorie yi nga xamante ni bi ñoom ñoo ko war a am. ci noonu ci lañ ci dolliwaatee yeneen catégorie, donc kon léegi ñu ne bonus 200 euros bi nga xamante ne bi gouvernement bi génn na ko pour war koo dimbale nit ñi ci caro benzina ak caro bollette, donc mi ngi concerné lavoratori e dipendenti pubblici e privati, autonomi, pensionati, donc boole nañ ci ñi nga xamante ni bi dañuy jël RDC di reddito di cittadinanza, boole nañ ci lavoratori stagionali, boole nañ ci golf e badanti ñi def lavoro domestique, boole nañ ci tamit képp koo xamante ni bi da ngaa nekk disoccupato, boole nañ la ci ak lavoratori agricoli. ñi nekk disoccupati nag bu ñu koy wax mooy ñi nga xamante ni bi seen contrat dafa jeex ci jamono yi ba ñuy dugal NASPI ginnaaw bi nga xamante ni bi def nañ inscrizione al centro impiego, ñooñu moo tax ñu naan disoccupati. ñooñu bu fekkee ci période bi nga xamante ni bi mooy mois de juin bi seen disoccupati mi ngi continuer ba tey INPS di leen ko fay, alors ñooñu tamit dinañ mën a am bonus boobu nga xamante ni bi mooy bonus 200 euros bi nga xamante ni bi gën nañ koo yaatal ba ñu baree bare donc man cee bokk. xam ngeen ne wax nañ leen ko
yaatal nañ ko. Lavoratori autonomie yi ci lañ bokk, ñi def donc stagionale yi ci lañ bokk, disoccupato yi jël nas bi ak discol ci lañ bokk, donc lavoratori donc agricole yi ci lañ bokk, ñiy jël reddito di cittadinanza ci lañ bokk, ak ñi nga xamante ni bi donc ñoo nekk disoccupato. dinañ leen tënkal donc paiement yi, kañ lañ mën a def demande yi ak li nga xamante ni bi moom moo ci nekk. Alors ñu ne ci biir bonus boobu noonu ñi nga xamante ni bi ñooy ay lavoratori ñoom bonus boobu dinañ ko jot weeru juillet, ginnaaw bi nga xamante ni bi seen datore di lavoro moo leen koy fay directement en rapport avec INPS, ñoom dinañ ko jot automatiquement. ñii nga xamante ni bi tamit dañoo nekk secteur disoccupato, INPS di leen fay nas bi ak discol, ñooñu tamit dinañ ko jot automatique, jur ñuy def demande. ñi jël reddito di cittadinanza ñoom it bonus 200 euros boobu noonu duñ def demande, dinañ leen ko fay comme niñ leen di caricarele carte bi. ñi nga xamante ni bi tamit suñ papa yi ak suñu yaay yi nekk pensionné, ñooñu tamit bonus boobu INPS dina leen ko fay ci lu ñuy wooyee il cedolino pensionné, ginnaaw bi nga xamante ni bi automatique lañ leen koy fay buñ leen di fay seen pensionné boobu. kon ñu ne catégorie gi nga xamante ni bi ñoom ñoo war a def demande ci bonus boobu, ñoom ñooy ñi ñuy wooyee lavoratori autonomie, ginnaaw bi nga xamante ni bi ñoo ngi xaar INPS ñu lancé plateforme bi nga xamante ni bi lavoratori autonomie yi ak lavoratori stagionale yi donc ci lañ war a defee demande, ak ñenn ci lavoratori domestique yi golfo e badante. ndax loolu li ko waral mooy am na ñoo xamante ni bi dañuy def golfo e badante mais partita IVA lañ koy liggéeyee, donc ñooñu kon lavoratori autonomie ci lañ bokk, dinañ def demande boobu noonu. ginnaaw bi nga xamante ni bi ci jamono ji rek du yàgg dara INPS dina génne circulaire pour leeral ñi nga xamante ni bi dañoo war a def demande nan la ñuy defee demande boobu. donc ci biir loolu ñu xamle ne bonus bi 200 euros la, automatique la ci yenn catégorie comme ni ñu ko waxee. ñi nga xamante ni bi donc dañoo war a def demande wax nañ leen ko, INPS la ñuy xaar circulaire pour mu leeral, bu ko defee képp koo xamante ni concerné na rek alors di nga mën a def demande bi. ñu ne bonus 200 euros ba doonu bonus 200 euros bi benn réquisite essentiel moo ci gën a am solo, mooy képp koo xamante ni bi rek alors war nga koo def, il faut que sa reddito ci année bu mujj bi, maanaam sa reddito 2021 warta ëpp 35 000 euros. donc loolu mooy réquisite essentiel bi nga xamante ni bi ñëpp la concerné ci ñi war a jël bonus 200 euros boobu nga xamante ni bi gouvernement Draghi ñoo ko génne pour ne nañ ci dimbalikoo ngir kaaro bolle te maanaam facture yi nga xamante ni bi dañoo seer ndax gaz bi yokk ak essence bi yokk ak kaaro benzina. donc loolu moo tax ñu génne bonus boobu. mu amaat beneen fonds boo xamante ni bi toll na ci 100 millions di euro, ñu jagleel ko mu nekk donc benn bon boo xamante ni bi dina toll ci 60 euros, ñu jagleel ko donc képp koo xamante ni bi rek alors yaa ngi ci dëkk bi te mën a def demande bi ngir nga mën cee am abonnement donc Pullman, moo xam étudiant buy jàng nga, disoccupato nga wala lavoratori nga rek di nga am droit ci bon 60 euros boobu noonu nga xamante ni bi bokk na ci décret bi. bu ko defee abonnement Pullman rek nga ci mën a jënd pour donc mën a circuler localement ci biir dëkk bi. donc ça dépend ci dëkk bi nga nekk. kon daal ñu wax ne bonus bi ginnaaw bi ñu ko yemalee ci lavoratori autonomie yi, alors pensionato yi ak donc dipendente yi yokk nañ ko ba ci stagionale yi, golfo e badante, ñiy jël reddito di cittadinanza, donc lavoratori agricoli yi ak ñi nga xamante ni bi donc dañuy jël li ñuy wooyee nas bi wala discol. ñi ngi xaar INPS ci ay leeral mu génne donc circulaire, bu ko defee ñu mën a wax mbokki taalibe yi ñi nga xamante ni bi ñooy def demande bi ñu mën leen a defal demande bi ginnaaw bi ñu ko sàkkoo. donc bii pa dina yomb ndax ku yor sa SPID ak sa reddito ëpp 35 000 euros te nga yor autonome wala ngay def golfo e badante wala nga nekk stagionale, donc di nga mën a présenter bonus boobu 200 euros boobu noonu pour mën cee dimbali ko ginnaaw bi nga xamante ne bi daanaka réquisite yi méttiwut. donc 200 euros la rek boo xamante ni bi dañ ciy dimbale nit ñi pour donc ñu mën a fatt yenn tur yi. alors leneen li ñuy wax mooy ñu wax ci alors reddito di cittadinanza ñi nga xamante ni bi dañ ko waroon a def li ñuy woowe integrazione e redditi assegno unico. alors xam ngeen ne loolu INPS commencé na di ko fay, donc d'ailleurs sax nee nañ premier paiement yi dina démarrer le 13 mai bii ñu nekk. diggante le 13 ba le 18 dinañ fay ñi nga xamante ni bi dañoo defoon demande assegno unico, dinañ leen ko fay. ñi nga xamante ni bi nag ñoom alors dañu waroon a jot assegno unico bi ci seen reddito di cittadinanza, ñu koy wax donc integrazione, ñooñu INPS xamle na ci benn note ne képp koo xamante ni bi
depuis le 29 avril jotoo paiement intégrationné boobu noonu yow da ngay xaar IMS présenté benn dugal benn modèle bu ñuy woowe donc modèle AU donc RDC bu ko defee nga mën a compiler modèle boobu envoyé ko IMS pour mën a jot sa intégrationné boobu noonu la ko IMS xamlee ci Assegno Unico bi. donc ñi nga xamante ni bi jotuñu ko ci lu commencé le 29 avril jotuñu ko dañuy xaar IMS dugal modèle bu ñuy wooyee RDC comme AU de ce fait ñu mën a compiler modulo boobu pour mën a jot seen paiement intégrationné boobu di Assegno Unico bi. alors ñu wax ne RDC demande normale ñi nga xamante ni bi dañoo waroon a def donc Assegno Unico alors ñooñu sans intégrationné ñooñu paiement yi IMS dina ko démarrer à partir du 13 mai jëm ba le 18. paiement NASPI ak intégrationné yi mooy bonus Renzi bi nga xamante ni bi doon na bokk ci kiy jël disoccupato. alors paiement yooyu xam ngeen ne am na première date yu disponible di le 17 mai jëm ci NASPI bi ci weeru mai bi ak tamit bonus Renzi bi dinañ ko fay tamit ci le 17 mai boobu. donc date yooyu commencé nañoo génn ñu leeral ko mbokki taalibe yi. donc ñu wax ne rek modalité pagamento bonus 200 euros bi wax nañ leen ko képp ku war a def demande bi il faut que nga am IBAN sa codice ISPID ak sa reddito ëpp 35 000 euros bu ko defee donc bu plateforme yi ubbee dinañ la mën a defal donc demande boobu. ñu ne dépendante yi automatique lay ñëw ci ñoom ak ñiy jël NASPI ak ñi nga xamante ne bi dañuy jël RDC ak ñiy jël pensionné donc stagionale yi ak donc autonomie yi ak donc laboratoire agricole yi ñoom ñoo mën a def demande. ñu ne ñi nga xamante ne bii dañuy jël NASPI ñoom bonus 200 euros boobu pour ñu mën koo am il faut que seen reddito du ëpp 35 000 euros ba pare ci mois de juin bi na fekk seen NASPI du jeex. donc loolu mooy réquisite yi képp koo xamante ne bi sa NASPI dafa jeex ci mois de juin alors yow jàppal ne bonus boobu donc mënoo koo jël. ñu wax ci alors fondo perduto bi nga xamante ne bii defoon nañ ci vidéo doon ko leeral mbokki taalibe yi te donc kuréel gi ñuy wooyee MISE di il Ministero dello Sviluppo Economico ki ñuy wooyee Giancarlo Giorgetti moo ko jiite nekk ca ministère ba organisé woon nañ bonus boobu nga xamante ni bi demande yi démarré woon na depuis le 3 bi passé war a jeex le 24. ñu ne bonus boobu dafa am benn genre galgal bu ci nekk galgal bi ci nekk mooy plateforme bi kenn mënu ci duggee ak SPID wala sa carte d'identité électronique dañ ko verrouiller benn système lañ ciy duggee ci plateforme ministère boobu di MISE pour def demande bi te loolu moo ngi tudd ci CNSC la carte nazionale di servizio. carte boobu alors ñi nga xamante ni bi dañoo amoon partita IVA ñu bëri amoon nañ ko mais jàpp naa ne ñu bëree bëri ci mbokk taalibe yi amuñu ko en général donc agenda yu mag yi wala imprese yu mag yi ñoom ñoo ko doon am moom la ñuy woowee donc ci CNSC. alors plateforme boobu donc pour la première fois ñu gis demande boo xamante ni bi Italie kenn mënu fa accéder ak SPID loolu moo tax mu xaw a difficile d'ailleurs ay mbokk taalibe yu bëri yoo xamante ni dañ leen a waroon a defal demande bi wax nañ leen ko moo tax dañuy wax mbokki taalibe yi ñu yor partita IVA alors ñoom am nañ possibilité dugal bonus bi ñuy wooye il piano iscro l'indennità straordinario di continuità reddituale e operativo nga xam ne depuis 2021 la fi nekkoon te pour ñetti at la 2021 2022 2023 réquisite yi mooy il faut que sa partita IVA am lu ëpp 4 ans te 4 ans yu mujj yi ngay def demande bi da nga war a déclarer reddito yi nga ci am donc booy def demande bi muy reddito 2018 2019 2020 ak 2021 sa SPID sa codice IBAN ak sa partita IVA bu ubbeeku ak nga inscrire à la gestione separata IMSS donc partita IVA bi nekk partita IVA bu légal di fay contributi. bonus boobu boo ko dugalee genre cassa integrazione la demande yi démarré na depuis le 1er mai bi passé te dina dem ba octobre pour nit ki mën koo def te nee nañ ku ko dugal mën nga am de 250 euros par weer fino 6 mesi ba 850 euros ça dépend ci say contributi nu mu toll. ñu ñaan mbokki taalibe yi réquisite yooyu kopp ku ko am mën nga ko dugal bu ko defee il piano iscro boobu noonu nekk comme cassa integrazione per i lavoratori autonomi alors mën nañoo am 1000 chances pour am ko. beneen bonus bi concerné partita IVA wax nañ leen ko mooy bonus 200 euros ñu xam leen ne ñu yor partita IVA seen reddito warta ëpp 35 000 euros te dañoo war a def demande bi heure boo xamante ni bi donc IMSS wala l'Agenzia delle Entrate lancé nañ donc plateforme bi pour ñu mën a def donc demande boobu. ñuy xamal mbokki taalibe yi rek ne demande fondo perduto MISE bi système bi tellement dafa verrouillé képp koo xamante ni bi sa imprese amoo
firma digitale ak CNS la carta nazionale di servizio, alors bonus boobu yow doo ko mën a dugal ndax système plateforme mise bi di système télématique bi kenn mënu fa accéder ak SPID wala carte nationale d'identité électronique bi. donc ci CNS rek lañ fa mën a accéder pour def demande boobu. te en général tamit pour nga def demande bi il faut que système bi vérifier ne yow am nga kaloo boo xamante ne bi toll na ci 30% buñ comparé say reddito 2019 ak sa reddito 2021. moo tax daanaka piano escroc bi daf koy gën a yomb gën koo gaaw ak bonus bi nga xamante ne bi mooy 200 euros bi ñu jagleel ko képp koo xamante ne bi yor nga parta IVA. donc mën nga ko présenter. kon mbokki taalibe yi li gën a fës ci vidéo bi moom mooy ne bonus 200 euros bi réquisites yi méttiwut. ñi ko mën a dugal mooy catégorie gi ñu leen citeel ci début vidéo bi te sa reddito 2021 ëpp 35 000 euros alors di nga ko mën a dugal. am na ñu koy jot automatique pensionato yi lavoratori dipendenti yi seen busta de paga ak seen datore di lavoro. alors ñiy def Disoccupati na fekk NASPI bi jeexut ci mois de juin bi dinañ ko jot automatique. ñiy jël reddito di cittadinanza dinañ ko mën a am automatique. ñu ne ñiy def demande mooy lavoratori autonomi yi mbokki taalibe yi yor partita IVA ak ñi nga xamante ne bi dañoo yor partita IVA di ci liggéey golf e badante ak lavoratori domestique yi ak donc lavoratori agricoli yi ak stagionali yi. ñu ngi leen koy toppal fépp fu mu toll dinañ leen ko leeral ba mu leer. ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.